kon tey le dimanche 2 mai 2021 dimanche 2 mai 2021 kon nag ci Web Radio ñu wax leen wax commentaire yi nga xam ni moo am ci semaine bi ñu ànd ci ak yéen waxtaan ne ko xóotal ko maanaam dal ki leen koy defal toujours di Ndiaye Pay semaine bi nag poñ yi fi gën a fës daal jàpp nañ ni cour de la justice bu CEDEAO bi jëm ci wàllum parrainage bi bokk na ci poñ yi gën a fës bu weesoo loolu problème mu xaalisu Jakarta maan yi tamit indi na fi wax mu nekk ak na ko interpellé ak li nga xam ne moo di 1er mai bi tamit nga xam ne moo nekkoon démb fête travailleurs yi moom it nekk na ci actualité bi bu weesoo loolu nag manifestation yi nga xam ne nii am na ci biir parti démocratique sénégalais ak yu ñuy waajal yooyu daal mooy poñ yi nga xam ne nii moo gën a fës ndax am na yeneen sax yoo xam ni ci biir la ay yu ndaw la waaye ci gën a fës daal nga xam ni indi na coow ci biir langue surtout langue politique bi moo di décision wu CEDEAO boobu nga xam ni dafa am lu mu génne teg ko ci état bi kon ci poñ boobu liñ siy jëkk a jàngat moo di ñu féliciter d'abord monsieur Tine nga xam ni moo nekkoon à l'origine ci maanaam benn plainte bu mu yóbbu woon CEDEAO xam nga ni Tine dafa nekkoon candidat ci élection présidentielle jiite tamit parti fii ci Sénégal nekk aussi avocat ca barreau de Paris moom daa bokkoon ci élection yi ci candidat yi def demande am gaa yi indi parrainage ba candidat yu bari dañ leen a exclure bu ngeen fàttalikoo ay ñoom Pape Diop ak ñoom ñëpp ñoom Bougane Gueye Dany yooyu yëpp dañ leen a exclure ci campagne bi parce que candidat yi bariwaay bi arrangé wul nguur ndax bu baree pour mu raw kàddu day jafe waaye bu néewee bu ngeen gisee résultat yi niñ ko séddalee ci juróomi nit day yomb l'essentiel na nga am majorité bu dégagé rek soo amee juróom fukk bu tegal rek la ca des bu nga ko séddale opposition bi loolu day yomb kon ci loolu moom ni mu defoon mooy bi gaa yi di wax moom dafa topp yoon maanaam bu ko jaraloon mu bind dem yóbbu mbir mi ca CEDEAO ni leen kat am na lu xew Sénégal parce que Sénégal dafa am loo xam ne da ko signé ci li ñuy wax àq ak yelleefu doomu aadama xam nga CEDEAO dafa nekk kuréel goo xam ne dafa ëmb réew yi nekk ci Afrique léegi nag CEDEAO bu mu dox dafa am ay charte yoo xam ne dañ koy teg ni kuréel gi daal képp ku ci bokk nii lay doxee ci wàllu yoon ci wàllu koom-koom lépp daal dañ ko tënk mu nekk ay charte ci wàllu yoon bi nga xam ne nag moo concerné maanaam mbirum parrainage bi mbir mi amee waa ji yóbbu ko CEDEAO 2018 xam nga 2018 ba 2021 moom xaw na yàgg waaye gars yi kenn faalewu ko woon de pour ñoom daal def nañ élection ba pare rek
gañe nañu jeex na waaye Sénégal la mu signé CEDEAO signature boobu moo gën a kawe maanaam charte réew mi xam ni boo waxee ñun ne suñu charte réew mi on est libre am nañ indépendance waaye boo amee indépendance ba pare nga signé benn charte boo xam ne da nga koo séq ak ay réew ñu xool ni am na loo jalgati te loo xam ne da nga ko signé woon loolu dafay nekk loo xam ni day nekk problème waaye décision ba daal la mu génne moo di cour de justice banqaas bi nga xam ne moo yor àtte yoon ci wàllu CEDEAO nee na Sénégal de ay la yéwén loolu nga xam ne moom nga fi indi woon di ko tuddee parrainage daal na nga ko dindi fii ak juróom benn weer ndax gis nañ ni loolu méngoowul ak charte bi nga xam ne mooy liberté nit ki ak yelleefu doomu aadama nit ki te loolu Sénégal moo ko xaatim xamal ko nag ni ko daal ci diir gu gàtt juróom benn weer na nga dindi mbir moom loolu CEDEAO wax bi mu waxee loolu nag ku nekk danga cee indi sa jàngat xam nga CEDEAO du wax ni Macky Sall kenn falu ko ci yoon moom day constater rek gis na ni daal kii li mu fi indi woon jëm ci parrainage bi gis na ni méngoowul ak li Sénégal doxale ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama kon nag ñu ni ko kon Sénégal daal dindi loolu moi je pense que loolu rek maanaam kuréelu CEDEAO wax loolu ci Sénégal rek ñu jëfe ko ñu bañ koo jëfee loolu tâche la waaw parce que Sénégal quand même ci CEDEAO dafa nekk réew boo xam ni réew mu ci am solo la bu ci bànqaas bu ci am solo waaye léegi Afrique àdduna bi Sénégal dafa am léegi loo xam ne nii dañ ko faral di wax toujours moo tax yenn décision yooyu ñenn ñi duñ ko jox crédibilité maanaam duñ ko jox gëddaam ndax dañuy gis lu mel noonu di am ci réew yi nga xam ne ñoo séq CEDEAO te dara du ci mujj soo waxee ñu ne la demal Côte d'Ivoire Alassane Ouattara mi ngi présenté wu ci 3e mandat soo waxee ñu ne la demal Guinée ci Alpha Condé dina na constitution ba ak yeneen te nee nañu bu ñu soxlaa CEDEAO ci beneen panqaas boo xam ne daal arrangé na leen ñu jëfandikoo ko ñu joxe ci exemple ñu ni ba CEDEAO yu joxe ci diggante Yaya Jammeh ak Barrow ci élection présidentielle yi gars yi dañoo jël armée bi menacé waa ji jógee fa dem maanaam kon ñu ngi jëfandikoo ci décision boo xam ne ci CEDEAO la jógee waaw ba CEDEAO waxee ni atteb Karim Wade bi ak atteb Khalifa Sall bi tegewul ci yoon jëfewuñ ko waaye ñàkk jëfe gi day tax nit ñi di ko wax toujours rek comme nii rek chaque fois maanaam bu événement amee ñu ne ay la yoon amoon na mbir moo xam ne amoon na waaye kenn jëfewu ko noonu aussi li ciy jëkk a constaté mooy li tin def dinañ constaté ni kat ay la yéwén wax nañ ko waaye gars yi génn nañu ndax li lay war ne am na bi mbir mi amee ñi nga xam ne ñoo leen di xelal ci wàllu yoon yépp commencé nañ génn mooy Ismaïla Tailleur boobu Tailleur constitution bi moo gars yi ko tuddee Tailleur xam nga du war a ko tuddee xam nga am ko tuddee Tailleur de la constitution maanaam daal moom constitution bi daa yor ciseau rek nu ko neex la koy daggee waaye bu mu génnee aussi Assane Dioma Ndiaye tontu na ko tontu bu saf-saf kon nag mu xam ni daal Sénégal gii comme moom la mu waxoon te bañ ko invité ci télévision ba nee na ay la yéwén 3e mandat bi du ci mën a wax ndax poste bi ko Macky Sall jox ndax moom moo koy xelal conseiller am la te moom comme président nee na du ci kenn wax moom it mënu cee wax ndax moom mooy conseiller am te gars yi tegal ko bande bi ay jamono ni ko yaa fi waxoon ni nul ne peut faire 2 mandats consécutifs kenn mënul def ñaari mandat yu tegaloo
yu tegaloo la ñuy wax de waxuñu mandat 5 ans 7 ans kenn mënu def ñaari mandat yu tegaloo mu ni benn kenn mënu def ñaari mandat yu tegaloo mu ni ñaar kenn mënu def ñaari mandat yu tegaloo mu ñett kon kay ñaari mandat yu tegaloo kenn mënu ko def yópp loolu ñaari yoon waaye ñun Sénégal li Kéba Mbaye doon wax problème éthique dafa am ci maanaam suñu kujje politique loolu moo tax Afrique pour mu maanaam décoller dana jafe trop ndax problème bi boo ko xoolee ba xool ba ci biir problème bi du ci peuple yi maanaam réew yi waaye ñi jiite réew yi ñoom ñooy source de blocage pour que Afrique mën a jóge ci jafe-jafe yu ñu nekk parce que ñoom bu ñu jàngee fi tubaab yi jàngee am xam-xam bi tubaab yi am xam-xam ba pare te mënuñoo doxale li tubaab yi doxalee est-ce que yaakaar ngeen ni en France tey di nga laaj ab ministre loolu mu ne la du ma la mën a tontu parce que dama nekk ak Macron jamais ci digg ba lay jaar même ñu nekk ak Macron mbir dina am ñu tekki seen ndombok tànk te Macron sax du ko yëg ay ministres yi démissionné dañ leen tudd wala ay ministres yi démissionné parce que ci ministère bu ñu nekk mu am problème dañuy démissionné sans que ñu wax leen démissionné leen comme li xewoon fii ci santé bi rek bu doon ci réewu Europe yi kon ministre ba dem na bu yàgg kenn waxatu ko mais Afrique ni ma ko waxee mooy genre nit yooyu ñoo fi bari soo nekkee ci biir noppi soo génnee wax boo nekkee ci pouvoir bi noppi boo newee ci opposition bi sànni xeer pour dem ci pouvoir bi looloo fi nekk képp koo gis mu nekk ci opposition bi di sànni xeer rek moytul day waajal man toujours ma wax ko gars yi may leen attention dafa am ay nit yoo xam ne dañuy servir ay parti politique de tremplin maanaam ay wéeruwaay xam nga nguur moom boo ko dee song di ko song ba am tour gars yi di wax ci yow rek moom li ko yitteel mooy mu jóg jëlee la foofu te jëlee bi mooy jëm la décrocher indi la ci pouvoir bi loolu mooy indi transhumance boobu nag ñooñu koy doxal di ko doxal ci fànn boobu di ko doxal ci yeneen fànn di ko doxal ci yeneen fànn moo tax maanaam Afrique suñuy njiit ci seen bopp moo tax pour Afrique départ dina jafe ndax Afrique lépp ngi fi or baa ngi fi pétrole baa ngi fi diamant baa ngi fi bauxite baa ngi fi zircon baa ngi fi ndox maa ngi fi suuf saa ngi fi ressources humaines yaa ngi fi jeunes yaa ngi fi mais lu tax Afrique mënul la demal boppam waaw li tax Afrique mënul demal boppam ci misaal yu mel nii moo tax Afrique mënul demal boppam parce que bokk ci ak kuréel xaatim fa jël say engagement kuréel ga génne benn décision mu daj sa kaw nga lànk ni doo ko jëfee maanaam comportement boobu ak doxalin boobu moo tax ci fan secteur bu ne boo fa demee lu mel noonu moo fa am kon nag day daal di jafe pour que Afrique mën a jóg ci lii lépp ay misaal la yoo xam ne ni dañ ko war a jàngat ba mu xóot ñu xam pourquoi ñun Afrique ba léegi suñu xale yi di jël gaal yi di dem Europe te lépp nekk fi tool yaa ngi fi maa ngi dégg rek démb ñuy waxati ni Babacar Ngom jógati na ci suuf Ndingler si boo demee ci àll bi léegi suuf si gaa yaa ngi koy jël te suuf si moom la baykat yi am ñuy wuti ay partenaires dëkk sax am na nu muy demee soo waxtaanee boroom dëkk bi ñu d'accord ci la nga fay liggéey mu am pàcc bu ñu la jox abal la ko parce que léegi nit ñi da leen di jox suuf ñu toppatoo kii yi ba benn bëy rek ñu xëy def benn bàyyi def ko titre foncier daal di koy féetewoo alors seeni sët ak i sët bu ñëwaatee fekk fa suuf ni seen bàyyi ko
loolu mooy danger bi. kon li nga xam ne CEDEAO jël na ko ba tax nag ñoom Ismaïla Madior Fall boobu mu doon wax tax ma gën a yaatal mbir mi ci genre milieu yi nga xam ne bala ñoo génn rek lu mel ni am waaw ñoom seen liggéey yëpp mooy bu dara kii rek ñu génn jéem a nësaxal xel yi waaye xamuñu ne léegi Sénégal yi dañoo yeew ba dañ leen a romb maanaam même ma xam même problème de crédibilité dañ ko am maanaam te li gën a bon ci nit moo di buñ ne diw mooy wax ñu ne accam bala ngaa wax gars yi pare na maanaam jugé nañu la ba pare loolu moo gën a bon te Ismaïla Madior Fall bi jaar na ay jaar-jaar yoo xam ni bu ñu nee mooy wax boo xoolee jëm yi sax doo liir sax la muy wax sax doo ko déglu wala la mu bind doo ko liir loolu dara jaru ko dem bañ lay tuddee tailleur Omar Gueye tamit génn na wax na ci waaw moom ko mooy porte-parole du gouvernement bi moom ñàkkul mu bañ a génn sama mbokk moom waaye la ma waxoon ci fee rek la ñuy waxaat fii léegi daal Sénégal yi ñoom kenn mënu leen a nax ñoom en tant que gouvernement en tant que état su fekkee li cour de la justice bu CEDEAO def tegewul ci yoon nañ def nit ñi defoon nañ jël seen bataaxal argumenté maanaam wax ni yéen décision bi ngeen bind kat référence nangam ngeen bind lettre yónnee ko ni ko référence nangam lii nga ca wax lii moo ci am bii lii nga ca wax nii moo ci am su ko defee ñu tontu ba foofu la waaye tontu bi jëmul ci opinion publique Sénégal waaw parce que CEDEAO daa bind CEDEAO dafa ko tontu ab bataaxal ni siiwal bataaxal boobu mais CEDEAO waxul ak peuple Sénégal bon yéen bu ngeen génnee ci presse bi di wax ak peuple bi je pense que mën ngeen ko def comme pour doxe seen avis waaye nag li ngeen war a def dëgg mooy ngeen tontu CEDEAO boobu ci décision boobu donc loolu moo ci li am solo ci mbir mi ñu bëggoon ko xóotal ci décision boobu nga xam ni CEDEAO jël na ko ndax ci côté opposition bi aussi ñoom it wax nañ ni am na loo xam ne xel moo koy eggale CEDEAO du wax ni Macky Sall falwul ci yoon waaye ñoom ci décision boobu dañ ciy sukkandiku daal ne ay la yéen su CEDEAO demee ba ni lii ngeen fi def kat pour dem ci élection dina leen ko baaxul ñoom dañuy jàpp lu baaxul ku ci falu amoo légitimité moo tax Ablaye Tine génn wax ci loolu demandé à ce que pourtant moom yàgg na ko wax de waaye gars yi fale wuñ ko naam duñ fa egg waaye tamit en tout cas ci waxin ci déggin jombul am na bu doon réew yoo xam ne da ñoom la dinañ remettre en cause légitimité président bi parce que ab décision bu génn nii lii li ngeen jëfandikoo pour dem élection jaarul ci yoon parce que lu jaarul ci yoon rek moom la ñuy dindi waaw bu nga xasee dindi rek maanaam dañuy dëggal li nga xam ne CEDEAO moo tax ma ragal ni ñoom affaire boobu duñ ko dindi parce que buñ ko dundee rek c'est maanaam cautionner li CEDEAO wax xam nga jëli ngeen ma xam nga jëliwu leen ma waaye góobu ni dinañ ko dindi parce que soo ko dindi rek boo yoonalee li CEDEAO wax cela veut dire que kon sa palu moom c'est illégitime waaw Afrique daal mi ngi noonu kon loolu lañ doon wax ci premier point bi ñàkkul am na ñu ñuy déglu ci Facebook bi ñàkkul am na ñuy déglu ci rajo bi ku ci bëgg intervenir rek mën nga woote ci WhatsApp bi 77 535 72 23 soo wootee ñu jël sama gars yi nag dama xamul ba xam yeewu nañu wala déet c'est encore gi moom buy gën di avancer rek nit ñi di gën a sonn waaw waaye ku ci yeewu rek ku bëgg a participer mën nga woote ci WhatsApp bi su ko defee ñu coupé la ba pare jël la kon loolu mooy premier point bi nga xam ni moom laa bëggoon waxtaanee ci li xew ci yéenekaay ci semaine bi te Ndiaye Paye dina ko defal ci seen web rajo
ñu ñëw ci beneen poñ bi nag jëm ci wàllu Jakarta yi moom it coow li nee na kur comme ni ko waa ji di waxee coow li bari na commentaire yi bari na laaj bi bari na jàngat bi bari na li ko waral nag yaakaar naa ne du dara lu dul yàlla daal noppi na wax naa ni ne ndax bu président Macky Sall deful woon forum de la jeunesse est-ce que 450 millions yi dina feeñ wala du feeñ boobu mooy sama laaj boo xam ne maa ngi ko laaj ba nëgg ni ndax ku ne xam na wàllu Covid bi ñuy joxe ceeb bi ak diwlin beeg yooyu ay ndimbal yoo xam ne nit ñi mbas mi sonaloon na leen ba seen secteur sonn dañoo wutoon ay koppar yu bare nañ topp loolu mat junni milliards pour jàkkaarloo ak mbas mi ci lañ jënd ceeb génn ci xaalis yi dimbali ci nit ñi artistes yi fii fàtte ngeen artistes yi réew fële ci place Obélisque ba Youssou Ndour intervenir gars yi jox leen xaalis ñu jël mbir mi teg ko ci loxo gouverneur yi def seen liggéey jëbbal ko état bi ndekete ni wax naa yàlla daal noppi na mooy kenn xamul rek ndekete forum bi dana jur loo xam ni lu kenn xalaatul woon la bi nga xamee ni li ci gën a doy waar moo di xam nga président buy wax ci mbir ay ministre bi yëpp dañuy toog su ko defee ñi intervenir léeg-léeg am ko wax loo xam ne dafay laal sa ministère su ko defee da lay laaj ni la waaw loolu noo ko xamee nu mu demee wala ainsi de suite soo ko waxoon su la ko laajee aussi yow sa matuwaay bopp yaay jël sa benn feuille rek nit wax dara yow en tant que ministre nga ni xëy na demewul noonu nga daal di bind benn note envoyé ko président wax ne ko kii kat li mu wax nii noo demewul nii ak nii la demee noonu la mbir mi demee. bi ñu waxee ci affaire maanaam Jakarta maanaam ci Covid bi ñu ni ñoom jotuñu dara ministre bi ci wax moo bind bataaxal ni jox nañu affaire bi mu ngi ci xëy na dafa tàkk ci gouverneur yi waaw bi ko président bi tontu nag xam naa moom président ba muy tontu jàpp na ni xëy na dafa am fu mu tàngee rek ci côté administration yu demee noonu mu daal ne nee nañ ministre bi kat nee na xaalis bi jógee na fa mais mi ci gouverneur yi déedéet gisuñu dara. xam nga ci lañu woowee gouverneur wax la mu wax ñëpp di ko dégg kon teguñu ci ay fan ñu génnee 450 millions kon maanaam loolu am na faute quelque part parce que ministre bi nga xam ne moo yor loolu bind gouverneur bi ci ba nga xam ne moo tawal état bi ci région bi nii ñu agsiwul kon am na problème de communication interne mu am ci biir gouvernement bi wala muy ak tayef ñenn ñi nee nañu bu forum bi amul woon 450 milliards yooyu 450 millions yooyu du feeñ maanaam day naax saay waaw xam nga su ngeen fàttalikoo am na ay temps gars yi dinañu woo Mansour Faye mu dem assemblée nationale expliquer xam nga loolu su fekkoon ni def na ko sax kon yii yëpp mën naa am mu leer avant ñuy egg ci la parce que loolu transparence dong la jox nañ la xaalisu réew mi ma sàmba moomu ko ma demba moomu ko il faut que ñu xam ni xaalisu réew mi ay impôt la ñuy dagg ci nit ñi ay ressources yoo xam ne ñëpp a ko bokk moom la ñuy jël mu nekk koppar boo xam ne moom la réew mi di joxe moom la réew mi am moom la amee comme recette di muy jógee ci entreprise yi suñu émigré yi envoyé xaalis bi ñuy dugg ñuy voyagé ñu ciy dagg bref yooyu mooy kopparu réew mi kon loolu ñëpp a ko bokk ma sàmba moomu ko ma dem moomu ko kon nag bu ñu demee ba jamono ñu ni mbir am na nañu wuti ay koppar jox ko nit ñi xam nga loolu bokkul ak gestion état dara waaye dañuy jàpp ni bu réew tolloo ci diggante Sénégalais yépp dañoo war a bàyyi seen lépp ànd nekk benn te loolu
moo taxoon président de la république woo parti politique yi ku ne mu recevoir le palais xam nga ni Sonko ak ñoom Abdou Mbaye ak ñoom ñëpp ku ci demul tamit bind nga d'accord ci maanaam mbir mi kon ñëpp ñoo nekk bi nga xamante ni mbas mi ñëw na Sénégalais yëpp ñoo bàyyi seen divergence ànd nekk benn pour jàkkaarloo li nga xam ni mooy feebar bi loolu la ñëpp def loolu nag bu amee mu am ay koppar yu ci génn am na nu mu doon demee bu doon état bu doon Abdoulaye Wade moo ma xam kay yor koppar ba sax daf koy jëli ci opposition bi ni ko kaay yooyu laay dénk mbir mi nga doxal ko pour mu am transparent waaye yow mu jox la ko en tant que état jox la kopparu réew mi ñu pare ñu lay woo nga ni doogu ci muy lu doy waar mooy li may wax sànq rek ci Afrique mooy ñëwaat parce que Afrique ponk boo abordé di ci wax soo ko méngaleeg na européen di doxalee da ngay gis li tax Europe raw Afrique waaw sujet boo jël di ci débattre na ko pays africain yi di doxalee boo ko méngaleeg na européen yi di doxalee di nga gis li tax Europe dem bañu fi loolu bokk na ci maanaam discipline dafa am ay ponk yu nekk ci nit yoo xam ni yu am solo yoo xam ni bu nekkee ci nit loolu soo ko yoree réew day dem waaw mooy la discipline d'abord le respect de la personne humaine maanaam respecter doomu aadama waaw respecter doomu aadama nag dafa bari ne ci biir ak yelleefam ci biir lépp ci biir loolu boo ko jëlee ak yelleefam ci maanaam foo ko yóbbu rek da ngay gis ne kenn du fa respecter doomu aadama waaw donc loolu bokk na ci poñ yoo xam ne nii soo ko seetee li tax Afrique am retard loolu bokk na ci indiscipline ak yelleefu doomu aadama respect maanaam respecter ak yelleefu doomu aadama loolu dafa nekk ci ay qualité yoo xam ne dafa manque ci Afrique muy la corruption lépp maanaam soo boolee poñ yi nga xam ni ci lañ mën a sukkandiku pour maanaam tàggat nit parce que nit ki ci boppam wax naa sànq ma ni li tax Afrique mënul développer ci nit ñi la maanaam ci nit ñi ci seen comportement ci seen éducation moo tax Afrique mënul dem waaye li nga xam ne nii moom la réew war a am pour développer loolu mi ngi ci réew mi ngi ci réewu Afrique mooy koom-koom des ressources mooy ay nit yu koy doxal mooy naaj mooy ndox yooyu yëpp pétrole maanaam Europe li mu am bay développer nii loolu sax nekkul ci Europe ñoom ñi ngi koy ñëw di ko wut si fii ci Afrique pour mën a développer wu voilà te ñun am nañ ko fii mais mënuñu dem duñu dem parce que yooyu moo nekk ci ñun waaw moo nekk ci ñun respecter suñu constitution respecter institution yi am discipline Europe boo fa demee maanaam boo defee infraction yow booy fay agent bi lay jàpp du sax laal xaalis xamul luy xaalis gars yi mën a li may wax xamoo Cheikh mi ngi may dégg xaw ma déggu waaye mën lañ laa jàpp infraction te ki lay jàpp sax doo ko gis maanaam ay infrarouge lañu am ñun la bul daw 110 nga daw 120 ni flash la yóbbu ko bu yàgg te yow doo ko yëg te ñoom gis nga européens yi boo buñ la jàppee taxe la doo dégg ñu waxaale de ñaata ngay fay nangam ñu daal di fay dem seen yoon ku gën doo tax ku gën na nga takk masque doo gis kenn ku gën te du tax sama même bu ñu àndul ak yow duñ tax waaye fii gis nga ba léegi mesures barrières yaa ngi fi kenn takkatul masque fii presque au Sénégal loolu bokk na ci maanaam discipline boo xam ne ni li tax réew di développer loolu ci la bokk amu fi soo lekkee ci mbedd mi sànni boo bëggee sax soxla sa bopp toilette nga dem ci bu la neexee sax nga def ko ci mbedd mi
da ngay gis kuy dawal chauffeur kuy dawal ba mu neex ko mu gaaree oto jël bidon bu daw dem ba ci benn mur soulagé wu loolu nit sañ na ko def Europe yooyu nag mooy tax maanaam Afrique du ñu dem fenn maanaam ces genres de comportement là comportement yooyu nag pour mu denc maanaam ci nit ñi loolu état moo am rôle bu mu ci war a jouer waaye su fekkee ne état bi yow boo waxee ne mesure barrière nañ ko respecté nga dem organiser ce meeting à coups de millions pourquoi parce que amoon na manifestation yow état bu ñu ne léegi dañuy ko alal réew mi dañ koy yaxanal wala diw def na loo xam ne tegawul ci yoon tel ministre def na nangam au lieu ñu yëpp ko ci yoon nga bàyyi ko fa tel directeur def na nangam au lieu nga yëpp ko bàyyi ko ci bu ci nit ñi teg seen bët ci loolu bu am nit ñi dañuy dem ba yàgg kenn duutu respecté dara parce que boo xam ne accam la ñuy wax waaw yooyu yëpp boo ko réunir maanaam parce que xóotal bi aussi loolu la laaj maanaam lu tax parfois ñuy am problème ci mel nii xam nga maa ngi woon ci Jakarta yi mais gis nga kon mbirum Jakarta bi li mu jur maanaam nu ñu waroon a doxalee ba loolu bañ a am moo di transparence maanaam ñàkk a doxalee transparence boobu moo dem ba indi lii mu indi waaye ministre bi ci boppam moom kenn waru ko woon jiitu ci am initiative ni man kat comme dañ maa joxoon koppari réew mi opposition beeg société civile ñëpp daje ñuy xeex mbas mi su ma paree il faut ma dem def sama rapport wax ne li ngeen ma joxoon ci alal de nii la lii ak lii moom laa ci def loolu mooy transparence ñàkk transparence boobu nag moo tax ma ni Afrique pour mu dem yii moo am fii moo am feneen moo am yeneen pays moo am yeneen pays moo am yeneen pays moo fa am Sénégal sax am na pays yu mu tane waaw am na Sénégal am na pays yu mu tane am na pays yoo xam ne sax ñoom sa waay ñun li ñu may change dëgg ñoom amuñu change boobu mooy ñun peuple sénégalais bi ci boppam suñuy maam yi ak suñuy sëriñ si ñoo fi def loo xam ni loolu moo ñu may sens mooy waa mbirum maanaam gis nga kal yi ñuy def ci biir ak suñu sëriñ si maanaam ni ñuy déggale sëriñ si bu sëriñ si waxee ñu bàyyi gis nga li fi xawoon ci manifestation sëriñ si Sidi Mokhtar Mbacké ñu koy ziare bu baax mooy jóg dox ca lam ca war a dox ba mbir ma set mais yooyu bu doon yeneen pays kenn waxatu ko gis nga ne xew Mali fii mooy li xawoon fii rek parce que Mali amul woon kenn ku téye affaire bi peuple bi dafa dem ba arracher pouvoir bi fii nag am nañ sëriñ soo xam ni nit ñi dégg nañ leen bu ñu waxee ñu bàyyi kon loolu moo téye Sénégal kon ci mbirum Jakarta yi loolu moo fi xew loolu lañu war a gën a jàngat xóotal ko maanaam buñ ko séddoo ku ne am nga ay xama 21 000 francs loolu amul lu muy faj jàngat bi ñu war a jàngat ci affaire boobu est-ce que Sénégal léegi dañoo war a bàyyi rek maanaam pour que emploi rek ñu dem ci Jakarta ñu maanaam ñu favoriser un peu Jakarta loolu dafa waroon bi nekk benn taxaw seetlu boo xam ni dañoo war a xam ni kon Sénégal am na problème su fekkee ni soo jëlee 450 millions séddale ko ci Sénégal gi yëpp ba mu daj Jakarta maanaam bu ne 20 000 francs lay am te loolu mooy ñi ñuy recensé de bokkul ak ñi ñuy recensé wul ak bokkul ak ñi nga xam ne amuñu Jakarta waaw parce que jeunes yi ñoom dañoo jàpp ni ñi yëngu rek mais am na ñoo xam ne amuñu lu ñu yëngoo mënuñoo jaay commerce seen waajur amul doole mënuñoo am Jakarta parce que amuñu prix Jakarta ñooñu dañuy xëy taxawal rek ñooñu kenn comptabilisé wu leen kon nag bu ñu comptabilisé ñi am possibilité am Jakarta mu génn ci loolu war nañoo jàng ne am na ñeneen ñu amul Jakarta ñaata lañu kon politique de l'emploi bi moo échoué moo échec politique nag bu échecee da nga koy war a jubbanti ci beneen façon laa jàpp ni moom la ñu waroon def waaw xalaat baa ngi fii 450 millions yaa ngi fi ne état bi jël 2 fois plus wala benn yoon 450 millions multiplié ko par 2 loolu la sax multiplié ko par 3 na génne un fonds de 3 milliards de francs CFA ndax
ma nga ne dafay génne 400 et quelques milliards pour l'emploi de la jeunesse mais na génne fonds bi na génne 3 milliards de francs pour Jakarta yi ñu xool léegi ñoom ban emploi lañ mën a créer jeunes yooyu nga xam ne ni ci seen gox benn unité de transformation bu ñu fa war a ubbi wala lu ñu fa mën a liggéey loo xam ne ni gox yu nekk ci gox ba dinañ fa mën a liggéey idée la rek ñu waxtaane ko maanaam piste de réflexion la maanaam pour jëlee maanaam xale yi ci jafe-jafe yi li nga xam ne moo di jafe-jafe liggéey loolu moo nekkoon réflexion bi nga xam ni waroon nañ ko ci mën a def ndax Jakarta ñaari affaire def ci am bu njëkk dañ daan wax cag-cag nga xam ni ñooñu dañuy dem rek di livrer ay livreur lañu maanaam bu ñu voyager ba ñëw am les GP marchandise bi pour ko jox ko seen borom ñu livrer lu ko wala nga nekk ci fast food yi nga soxla dara nga jënd ñu livrer la ko mais léegi boo duggee biir Dakar comme ay njéeréer lañu léegi transport la ñuy def biir Dakar loolu dafa amoon sax ci région yi ay Kaolack yooyu ay kii mais léegi Dakar moom fi la raay bi téene te nag bu yàggee gis nga Jakarta yi nekk Thiès ñooy ñëw biir Dakar de parce que fi la xaalis bi ëppee parce que boo tëyee sa Jakarta Thiès nga toog une journée amoo kii xaaral ma dem Dakar waay amatul réglementation léegi sécurité bi posé na te koo ci gis juróomi Jakarta yoo gis ñett ya duñu sol kas di transporter koo xam ne yorul kas jigéen ñi ñëpp a koy jël kon nag danger ba ak sécurité ngi foofu posé na la xawoon Kaolack ñuy tuddee Jakarta maanaam saalu Jakarta ndax ak accident yi suñu moytuwul li ma leen wax fii nañ ko def téere fii ci kanam tuuti di ngeen dégg fii coow lu rëy dina am ci Jakarta yi waaw parce que fii la tali yi ëpp te booy yi ni ñuy dawee métti na oto laa yor waaye ni ñuy rombee gauche droite milieu vif ci digg oto yi vif waaw amul benn réglementation am na ci ñoo xam ne sax boo demee yoruñu këyit loolu aussi ça pose problème nekkoon na poñ boo xam ne nii en tout cas laaj bi ma samp foofu maa ngi koy laaj toujours mooy est-ce que bu président bi dafa woon forum bi est-ce que 450 millions yi dina feeñ wul non beneen ñetteelu poñ bi nga xam ni moom la ñuy daanale avant activité yu parti bi moo di le 1er mai bi mu nekk fête du travail man de ci Sénégal lay wax su ma waxee léegi yàlla rek yàlla tax dem naa ba le 30 ci guddi 22h dama benn waaye woo di ma wax dama la invité parce que suba dañuy def suñu premier commune bi sax muy commune Guinaw Rail Sud ci laa fàttaliku ni le 1er mai suba la def naa fii benn émission ci syndicaliste yi ci seen ñàkk a taxawaay bi nga xam ni dañ ko am léegi vis-à-vis des travailleurs loolu il faut travailler di jóg ci mais le problème mooy affaire boobu il faut ñu jàngal ko xam le pourquoi xam nga dañuy wax rek syndicat yi nii doxatul syndicat yi naam seen bopp lañ fa syndicaliste yi naam seen maanaam ñu nekk responsable ci syndicat yi maanaam ñooy njiit yi su ma waxee njiit maa ngi tudd Guiro maa ngi tudd Sok maa ngi tudd Cheikh Diop ay Sidé Ndiaye ay ñoom Bala Di Thiam entre autres ñooñu lay tudd parce que ñoo fi defoon élection ni diw moo ëpp diw moo ci topp te bànqaas yooyu yaakaar naa ne mooy bànqaas yi nga xam ne ñoo jiitu ci syndicat yi gis naa sànq Sidé Ndiaye wax ni ci mbas mi rek perte nañ ci 80 000 emplois ci mbas mi 80 000 tey la koy soog a wax moom bi gars yi di génn di wax
ci couche bu ne di wax moom fu mu nekkoon ak moom ak keneen kenn sentiru leen ci maanaam amul benn travailleur bu sant syndicat yi lu dul dañuy toog bu yàgg rek ñu woo presse bi daal di yuuxu yooyu nangam gësam yëngal xaw ma ainsi de suite affaire yooyu xewi na waaw yooyu xewi na Sidi ay yëngal gësam ak yooyu xewi na xam nga problème mooy vrai lutte bi mooy mu leen fay nekk ay syndicats yi défendre intérêt des travailleurs problème de chômage muy am te yéen amul unité des syndicats pour défendre benn cause syndicats yu njëkk yi fi newoon ñoom Madja Diop ñoom Babacar Diagne ak ñeneen Aliou Sow ñoom mais lu ñu am ay différent bu ñu demee ba war a xeex pour baisse des denrées de première nécessité emploi des jeunes wala xeex ci code du travail mais dañuy nekk su dee am une force face à l'état waaw Madja créé na fi benn situation boo xam ne syndicat yëpp ànd ak moom ba état bi reculer mais yéen ban moment lañu mës a sentir force yooyu centrale yooyu réunir benn réunion rek pour défendre benn cause benn idéal comme de la preuve tey dem ngeen ci président de la République ngeen da ngeen bëgg ñu yokk leen l'âge de la retraite de 60 à 65 ans mais lu leen président tontu il n'est pas question parce que nee na population sénégalaise dafa jeune loolu am na ay jamono maanaam question boobu bu fekkoon ne centrale yi syndicat yëpp ànd nañ ci bu ñu defee bloc l'état va reculer waaw l'état dafay reculer c'est-à-dire loolu ak waxtaan la parce que su fekkee ni état entreprise yi ñi ngi recruter jeunes yi d'accord loolu mën nañoo bañ a prolonger l'âge de la retraite boo demee ci pays européens sax ñu ngi dem ba 70 ans fii nit dafay retraité 60 ans di liggéey ba 70 ans 75 ans mais su fekkee ne entreprise yi recruter duñu privé yi léegi ay prestataires ñoo fay nekk ay prestataires de service ay journaliers yi ñoo fay nekk 10 ans 15 ans 20 ans léegi la preuve mooy la politique de l'emploi de la jeunesse là bu muy ne échec na c'est parce que jëluñu ay nit léegi yow jëloo ci jeunesse ba pare nga yóbbu nit ñi à la retraite mais un des deux soit vous maintenez l'âge à la retraite à 60 ans nga recruter ay gosses dans les entreprises parce que retraité boo gis la may gagné par pension moom daf koy dugalaat ci kër gi parce que kër gi kenn benn kër 10 personnes kenn nit moo fay liggéey koo fay liggéey bu demee retraité te nii booy ci amuñu métier lu kër gi di demee voilà le problème waaye bu fekkoon ne tey da ngaa sa xale ci kër mu dem ba âge liggéey nga dem ba retraité moom mu am feneen fu mu liggéey mais continuité kër gi dinañ ko mën a assurer waaye su fekkee nag léegi xale bi ci boppam amul liggéey ba pare mag bi dem retraité à 60 ans voilà le problème mais loolu du ngeen ko mën a am parce que amul unité ci biir syndicat yi te loolu nag li ko waral leen dong la mooy li mu expliqué sànq boo demee dans les entreprises recenser le nombre de personnel permanent waaw maanaam bu njëkk entreprise yi danaan dund xale yi daan màgg di yéeg délégué de personnel yi di changer parce que délégué de personnel bu dee bu amee changement loolu mooy remonter ba ci kaw syndicat bi mais léegi boo demee ci entreprise gis nga bu ñu def élection délégué di nga dem ci secteur boo xam ne pour nga trouver un délégué sax problème la parce que la fay des ci employeur benn employé moo fay des su 10 journaliers yi loolu mooy problème bi waaw mais su fekkoon ni samay am na ay jeunes yu recruter jeunes yooyu commencé di former dans le syndicat entreprise bi di gën a am ay ndaw kon bu boobaa affaire boobu dina remonter ba ci kaw mais amatul boo demee dans les entreprises dama ne la soo demee dans les entreprises journaliers yi ñoo ëpp le personnel permanent léegi benn personne ngay jël ci benn poste permanent wut sa 4 à 5 journaliers wala stagiaires ñu kooko di la wax liggéey ñu ne defal li loolu moo am loolu moo tax léegi centrale yi pour nga changer ñu ci kaw day poser problème parce que kenn newatul dans les entreprises loolu am de loolu mooy bokk na ci vrai problème bi donc moi je pense que problème mu syndicat yi problème la boo xam ne dafa laaj jàngat bu xóot état bi sax xam na ko
moo tax bu premier mai jotee di leen di jox seen enveloppe rek recevoir leen après gars yi dem doo dégg dara de fi mu toll nii ku ci nekk jox nañ la enveloppe boo xam ne nii séddoo nañ ko séddoo boo xam ne nii ñii dinañ am 10 millions ñii am 15 millions ñii am 20 millions ñii am 5 millions ñii am 2 millions suivant ce poids bi central bi représenté su ko defee nga ni da ngay organiser premier mai dem louer sa quelque base bu ngeen taxawee ñëw wax boo télévision bu ñëw ngeen ne nangam l'article kii il faut changer nangam après France daal di ko ba encore le premier bi mu ñëwaat. wala Covid moo tax duñu def manifestation yi démb Dakar man jóge naa fii di dem mais Dakar dafa meloon ni jour lundi xam nga lundi début de semaine oto yi bari la ko bari boo xam ne bu njëkk le premier mai boo mosaan génn tu sens que fête la même bu nit ñi demul au travail da ngay sentir ni fête la maanaam tali bi day libre kenn du liggéey mais démb la gars yi gën a liggéey waaw loolu aussi ça pose problème kon poñ boobu. loolu lañ ciy wax tey jëmul sama gars yi dañoo xaw a biddanti moo tax dégguma leen su mel ni Aliou Mariam ak Cheikh Niang Bamba moom tey dafa am dog-dog moo tax jëmul xaj na mi ngi déglu waaye dafa am dog-dog yaakaar naa bii moom dinaa ko mën a poster parce que enregistré naa ko su ko defee ñoom dinañ ko mën a déglu ndax xam naa ne koor gi aussi njóobeen yi moom koor gi moom surtout dimanche bi moom dañuy grasse matinée moo tax dugguñu tey. kon nag ci yu ndaw yi nga xam ne moom lañ mujjee mooy président Wade ma nga ca Versailles donc gars yi dañ naa ma nga Doha am na sax ñuy bind naa day xaar signé dara amu ci paa baa nga Versailles mi ngi jàmm ak salaam maa ngi tooy sama mbokkum Gumala mi sànq ndax daa ko bind ni Lamine Diack war naa ñëw Dakar lundi na ñëw jàmm ma ne ko nag su ma doon moom ne comme maa nga Paris daal damay dem seeti Ablaye Wade parce que adduna bi dara jaru ko fi xam nga li ñuy natt nit Ablaye Wade loolu mooy force am force Ablaye Wade mooy loolu waaw jàpp naa ni daal Lamine Diack su ma doon moom man di ko xelal doon na rafet trop Sénégalais yi dégg ñu ni Lamine Diack dem na seeti Ablaye Wade même bu ko baalawul sax na ko seeti lu dëgg loolu daa doon xelal Gumbalaa moom muy wax yu kenn xamul mais jàpp daal li gën a rafet daal Lamine Diack mu dem seeti Ablaye Wade même bu dul dara sax loolu dafa nekk dans l'ordre normal des choses d'autant plus que nag mu am yu bari yoo xam ne gars yi ñu ngi koy wax ci biir ci maanaam taxawaay bu mu amoon ci jamono Ablaye Wade nekkee président te li ko dal jàpp nañ bokk na ci lu mel noonu maanaam ci wàllu koppar boo xam ne ni da ko doon wut pour daaneel nit waaw rapport yi ñoo ko génn du jaay PA yi moo ko wax kon bu mel noonu bu amee yàlla def am ndog ci yow ngeen ne ba nekk ay mag ku ci nekk am na lu mu liggéey def ko ci réew mi loolu bu ko nit ñi dee wax man maay solo sama dal dem seeti président Wade parce que àdduna bi loolu rek moo fi nekk ay nettali rek moo fi nekk waaw nettali boobu dina defar lu bari loo xam ni xëy na nit ñi parce que su amul toujours ci foofu la ñuy yem maanaam diggante boobu fa mu yemoon ak Wade foofu lañ ciy wax waaye kenn dutul wax ni bu naa ay la yéwénde demoon na ba seeti Ablaye Wade te loolu dafa nekk lu rafet loo xam ni lu ko war la war na koo mën a def kon nag daal moi je lui conseille avant mu ñëw mu dem seeti Ablaye Wade boo defee nag mu daal di mën a ñibbi si ndànk parce que réew moom Ablaye Wade nga tooñ ko nga bañ koo tooñ nga xam ko nga bañ koo xam moom day jéggale di jëlale na ko na président waaye bu ma saan jàpp dara bu ñu ne ko bàyyee mu bàyyi bu ñu ko teree mu baax te amoon na pouvoir bi kon nag kooku macha allah ñu ngi ko ñaanal wér rek yàlla may ko fan wu gudd bàyyil ko suñu kanam waaw Sénégal yi li góor ga ci yof daan wax rek ne dañuy wut tors di ko nit guddi waaye yaakaar naa ne fi mu toll nii gars yi waxuma la tors waaye ay projecteur la ñu yor projecteur 100 watts moom la gars yi yor di nit xam nga tors moom daf champ bi bariwul waaw mais projecteur 100 watts moom lañu yor di nit moo tax bu ñu nee ñu ne paa bi dem na Doha gars yi dañuy nit dem na Paris dem na Doha jóge na fi kon nag mooy loolu kon nag suñu góor gi national yeneen yi moom wax naa ko duñ si commenté ay retour Karim ñi ànd ak Karim am nañ sañ-sañ wax retour Karim waaye li si gars yi di bind ay amnistie fii fële yooyu c'est des faux débats
waaw gars yi bu ñu leen bëggee xoy-xoyal rek indi leen ay affaires yooyu c'est des faux débats waaw moom àdduna moom yemul ci benn yàlla noppi na ba pare kii wutu Macky Sall yàlla désigné na ko ba pare kenn mënu ci dara waaw ku waxoon ni Macky Sall mooy remplacer Abdoulaye Wade kenn du ko gëm dëgg yàlla noppi na ba pare kon nag ñu jeexalee ci manifestation yi nga xam ne mooy waaye moo am di jaajëfal famille Dakar yi doon def wàcce kaamil bi démb chaque année dañ ko daan def sous forme de conférence mais avec Covid bi donc daje nañ démb rassemblement bu mag waa Rufisque daje nañu ginnaaw Rail Sud aussi def nañ seen 1er mai maire bi ñu remercier le maire Abdoulaye Diop remercier ñoom Baye Mor Diagne ñu avait invité ñoom Pape Diagne yëpp vraiment manifestation bu réussir la di wax ne aussi ñi ngi waajal le 29 mai bi waa ñi defal njukkeel Abdoulaye Wade le 29 mai ñi ngi waaj jotoon nañ ñoo dugal ci biir mais d'une manière officielle gars yi saisir ñu woon mais je pense que léegi ñu ngi ci démarche yi ñu ngi ciy waxtaan ba ñu ne lu ci mën a apporter suñu contribution ci journée boobu ñu def ko ci wàllu projection donc loolu mooy événement yi nga xam ni moom la ñuy waajal ca kanam kon nag di jaajëfal ñëpp di leen jox rendez-vous demain à partir de 9h ci émission revue de la presse bi incha allah rabi